ngay gis ñu barbar ko doo xam kan moo ko moom da nga fay def lu mat fukki at am na ñu fay ñëw tabax fa école bu ngand boo xam duñu xam nañu ni foofu duñu fa gis benn élève mais ni ji bind école privée de formation nangam uniquement pour mën a conserver seen blanchiment d'argent bi ñuy def wala construction boo xam ne xam nañu ne légalul ñu jëm ko protéger parce que xam nga tabax toj école bu ñu tabax dafa sacré fu ñu affiché def enseigne école nga tabax ko nga toj ko dafa sacré donc yooyu yëpp ay xeetu business la yu ñuy def ci kaw Sénégal yi te mu ngi gën a yaatoo ci communes yi nga xamante ni bi tey bu fekkee am na benn maire bu ñëw nii damaa bëgg a utal nit ñi ay bérébu liggéeyukaay par exemple wax la ni maire yi sax ay teefanka lañu maire yi. ah ouais ay teefanka lañu. tous des courtiers. dañuy ñëw ay courtiers yu doy waar dañuy ñëw ni yow mi moom tool bi dañuy natt sa tool dañu lay fay hectare 1 million par exemple waaye da nga fiy liggéey waaye sa doom daf ciy liggéey. mais hectare suuf 1 million amul fii ba Kaolack te yow mi moom tool bi sañoo koo bañ mais moom mi koy jël ni municipalité bi moom moo ko entériné ci conseil municipal moom itam amul sañ-sañu jël tool bi parce que tool bi état moo ko moom. kon normalement citoyen bi lambda ci boppam bu kalaameetee ci bu ñu bëggee jëfandikoo suufam ci anam gu nekkul yoon war na soppeeku ngir ñu mën a défendre ki nga xam ni moo nekkoon di bay suuf te bu ñu jëlee suuf si ci moom dootul am benn wéeruwaay kan mooy protéger citoyen bi léegi ci suufam Fatou. kan mooy protéger citoyen bi ci suufam. léegi ñun ñëpp ñu ne mujj nekk ay prisonniers ci fi nga xam ni fa la ñu nekk. problème boobu nag état bi yëg na ko. parce que manifestation yi am na ci arrêté nañ ci ay ndaw dugal leen kaso. xewoon na fi en 2000 Pointe Sarène. Pointe Sarène ab village la woon. amoon ay baykat ak ay mareyeurs. laajal honorable ba xam tey bu fekkee bokkoo ci biir business bi. osé nga waxaale benn 300 mètres carrés Pointe Sarène ñime woo ko loolu nag dafa dem ba yaatu ba nga xam ni Fatou bu ñu amee gouvernement bu ñëw te amul xememteefu soppi loolu xanaa di indi lay nit ñi ko defoon ñoo ko fi saxal te dindiwu ko ñun loolu dugal suñu ay nopp vraiment. Mignane monsieur Diouf alaaji mi ngi koy wax mooy multinationales yi nga xamante ne yow da nga koy yàgg xeex dem ci gox boo xamante ne ñoom li ñu am muy seen patrimoine moom mooy suuf ñu jël suuf soosu ak nañu koy jëndee ci koppar goo xam ne lu ndaw lay doon mais également du am benn rentabilité ak askan woowu nga xam ne moom la ñu dem loolu noonu bu ñu dee xayma ci yow bi nga tàmbalee xeex bi nga xam ne bien avant que peut-être lii la woon ñu koy wax est-ce que yokku na wala dafa wàññeeku. dafay gën di yokku gis nga fi suuf baaxee tey Sénégal yëpp yu bëri jënd nañ ko lim naa sànq affaire Ndiayel aussi c'était une zone classée. 10 000 hectares man dem naa fa yoon yu bëri ànd ak waa ENDA ànd ak waa CRAFS ak yeneen i kuréel waa CNCR pour ñu jàppale leen pour ñu delaat seen suuf ki fa ñëw dafa ne damay béy dinaa béy loo xamante ni éthanol dinaa ci jël seeni doom di leen fay salaire xam nga naxee mbay yooyu moom la ñuy naxee nit ñi d'abord kiy jënd ñëw bëgg a jënd xaalis xobet ci suuf te àdduna di fonctionner par chèque ak banque loolu war na tey xel ki wàcc fii aéroport Dakar dem jël benn valise dem ba ca àll ba woo chef de village woo conseiller ba wala mu woo maire bi nekk suuf si laa bëgg a jënd xaalis baa ngi nii kooku dañ ko war a jàpp. dañ ko war a tëj. parce que dafay blanchir xaalis. jënd bu ni day dafa war a ànd ci kanamu notaire jaar ci banque. ñu def chèque mu bàyyi fa trace. pour mu am traçabilité. oui mais nag. comme itam sunu mbokk yi nga xamante ni dañoo xaw a mel ni ñoom Samba Yoro ak ñooñu. boo leen wonee valise u xaalis ay comme noonu la ñuy wax rek. faute boobu nag faute waa impôt domaine la parce que même bu fekkee kooku xamul ki war a rëdd kayit bi nga xamante ni mooy légaliser acte vente bi kooku moo nu tooñ. noonu daal Ndiayel benn waaye ñëw multinational Africa xaw ma lan ñëwee damay béy fii loo xamante ni dina amal Sénégal yi njëriñ. dinaa leen ci jàppale jël leen ay ouvrier ñuy fay d'abord man jël sama suuf ba pare def ma ouvrier. waaw dama ko dul nangu. jël sama suuf def ma ouvrier dama ko dul nangu mu ngi mel ni nga ñëw say sama kër jël kër gi def ma gardien kër gi.
est-ce que loolu yéen na maana soxna si am na njaxeel am na doddel am na wax naa ko sànq Fanaay am na Kédougou 80 000 hectares la ñu joxoon la famille Barosso. am na Kirène gii. 80 000 hectares. ay diit kii mu jox ko mu ne damay ñëw fii def fi benn ranch boo xamante ni dinaa indi ay mala dinaa fi def ay hôtel yéen daa ngeen liggéey ci hôtel yi ak li ni mel. ñun ñoo fi jógee ak waa Action Aid ñu jàppale nu forum social ENDA ñu dem ba foofu fexe ba nanguwaat suuf soosu fi muy wax ni Kirène am na ku fa nekk benn suédois xaw ma hollandais di béy lim ci wax sànq dama ciy dolli ne ñi fa doon sàmm ay nag rey na seen 80 nag maa ngi ak photo yi 80 nag ndax jël produit bi nga xamante ni moom la ñu génn ci tool bi dafa amoon toxicité ñu génn ko ci biti nag yi ñu leen di sàmmi ñu romb foofu lekk ko 80 nag yi dee bi ma ko wooyee dama lay porter plainte mu ngi woon Maroc ma ne ko li nga def mu ngi nii photo yaa ngi nii dans la porter plainte boobu biñ ko bindee ak effet bi nga xamante ni constat bi nga xamante ni vétérinaire bi def na ko waa ji dafa jaar ci kaw maire bi jàppale ko ci ak élus locaux ñu niinal papier bi nga xamante ni moo constaté woon ni nag yi produit yi moo leen rey parce que da leen jox xaalis. donc bi ma ko woowaatee téléphone nekk suñu plainte bi mu ne mais votre plainte n'a plus de raison parce que il est prouvé que nag yi du sama produit moo leen rey ci diggante bi donc lu ñu mel moom la ñuy jànkonteel ak multinationales yi ak homme d'affaires yi nga xamante ni dañuy ñëw di blanchir xaalis di ko jaarale ci suuf si di ko jaarale ci ay projets yoo xamante ni da doon projet yoo xam ne mënta dem du dem. alors Mignane est-ce que mënuñu wax ne décret bi nga xamante ne moom jël na ko njiitu réew mi décret bi nga xam ne da ko jël dindi ci li nga xamante ne moom mooy maire yi bu fekkee ne diir bi jot na te ñoom joxewuñu autorisation de construire préfet bi mën na joxe autorisation de construire est-ce que loolu mën na régler problème bi même si am na ñuy wax ne dafa violer li nga xam ne mooy code général des collectivités territoriales. man loolu doyuma dëgg-dëgg bu doon amoon naa sañ-sañ joxe ci avis nañu bàyyi. bëgg a jële autorisation yooyu quel que soit l'argument jaarale ko ci préfet mais agent wu état la lu ko état wax rek dina ko def te xam nga li am bu baax muy complicité bi am ci diggante préfet ak maire surtout nag maire yi nga xamante ni dañ leen a fal ci liste majoritaire boo xamante ni moo nekk au pouvoir man dama bëgg gëm ni suuf si ñi koy saytu nee naa sànq suuf am na ku ma ne jirim la bàyyoo la amul ndey sama sëriñ wax na ko sànq amul najaay amul bàjjen donc ñi koy saytu bu nu maanduwul torop bu nu gëmul yàlla torop xam ni ñuy traité jirim ak bàyyoo daañ ci def loo xamante ni du dul noonu donc pour man dëgg-dëgg disposition boobu chef de l'État jël man de doyuma dëgg-dëgg bu ma amoon xalaat bu ma amoon pouvoir wax ci dinaa ne wax ne dëgg-dëgg man doyuma nañu bàyyi ñi nga xamante ni ñooy askan bi ak ñi ñu fal ñu doon seeni maire mu ñu nekkee opposition wala pouvoir nañu bàyyi loolu ñu gérer ko mais yokk ci itam ne lépp lu ñu bëgg a déclassifier na jaar assemblée nationale na jaar ak enquête ba xam ndax dëgg-dëgg am na intérêt public et quels sont itam impact environnementaux yi. ñu balancer yooyu yëpp. def ci ay avis ay experts xalaat ko yoo xamante ni kenn mënu leen influencer ñu doog a delloo boobu document assemblée nationale moom itam mu joxe ci avis boo xamante ni bu boobaa itam député yi xam ne tey député du peuple bañ a doon député Ablaye Wade. wala bañ a doon député Macky Sall mais nekk des députés du peuple sénégalais. alors bu ñu dee gis ne article 67 bu constitution bi dañuy wax ne partie réglementaire mën na substituer li nga xam ne moom mooy partie législative ndax décret bi teguñu ko fi uniquement pour régler un contentieux politique. waaw mais xam nga le dommage parce que fi ñu doon xaaree peut-être l'autorité mooy mu régler problème pas mu accentuer ko. parce que bu ñu coow li bëri yëpp on s'attend à ce que par exemple le président de la République ne génn ak coow bi ça fait 2 semaines ou presque 3 semaines ñu ngi koy coow génn ne on va faire
telle et telle réforme yi ma génne woon je vais accentuer cette réforme là ma xool je vais faire les réformes nécessaires dans les administrations pour mën a dalal xelu population bi ci wàllu foncier bi mais pas un décret pour jël ay prérogatives bu maire jox ko ay préfet ça ne règle pas le problème le préfet c'est l'administration mais le maire c'est l'élu il est élu au même titre que le président de la République par la population de base donc il a une autorité dans sa commune mais boo jëlee préfet bi jël ko teg ko ci kaw kii bi mais ban autorité la maire bi am te loolu mooy accentuer le problème moi par exemple dañuy fàtte tamit que ñii di souffrir ci conditions yi am yëpp c'est la diaspora sénégalaise kenn du leen tudd. c'est ça. am naa sam benn xarit bu nekk Maroc mais dafa ma ne man Kiné ñaa mu ne ma man Cheikh Oumar man Kiné maa ngi fii di dray sama bopp kañ laay jënd kër ci Dakar parce que maa ngi nii di cotiser sama xaalis di seet fan fu ma laal yëpp soit triande nañ ma wala boole nañ ma benn agent parce que loolu tamit dañ koy fàtte tudd. Les gens de la diaspora qui se font escroquer chaque fois tous les jours et chaque fois ñu yénne fi ay kii. tous les jours am naa sama benn xarit boo xam ne bu na ma si la moom nee na moom du jëndagum léegi. mais c'est ça un peu le problème parce que problème bi dafa am ay pàcc yu bëri. on a une diaspora qui veut rentrer. nga gis kenn koo xam ne il a mis presque 10 ans à 15 ans. mu amassé à peu près 25 millions. benn samba booy jógee ne ko. maire tel am na dina la délibérer mu yónnee fa 15 millions ñu defal ko benn délibération boo xam ne defal nañ ko kenn ku nekk à la diaspora kooku ñibbisi fekk économie am yëpp dugal na ko ci loolu ñëw fekk ne nekkate moom délibération bi ñu ko jox am na 5 personnes wala 10 personnes yu nekk ci kaw yoo xam ne maire bi wala ay agents yooyu nekk nañ def nañ ko fa. problème Namora mu ngi fi. problème Namora mu ngi fa. donc xam nga waalo ñu ngi ma daaneel foofu rek gis nga waalo fu mu ne nii. ñu ngi souffrir ci suuf si nañu nangu seen suuf le problème de man am na fi le problème de Kasak am na fi sur les terres avec les 10 hectares fi li muy wax Dodel il a fallu l'intervention ñu wax ci pour que ñu dindi marocains yi nga xam ne dañ leen daroon jox 10 hectares pour 2 milliards rek sur 40 ans donc ñun lu ñuy laaj c'est pas accuser on dit rectifions ñi fi nekk on peut comprendre que erreur mën na am mais l'essentiel bu ñu la ko waxee tamit bul fa gës a dënn ne nag kii naka laay defalanteeg moom wala politiquement naka laay déedéet nañu toogaat en tant que famille et qu'on lave le linge ensemble bugguñu kenn ñu ñuy topp ci kaso wala yu c'est pas notre intérêt. L'intérêt c'est pour que le peuple retrouve l'administration bi nga xam ne moom la ñu bëgg a gis mu sauvegarder seen intérêt commun. monsieur Sow lan ngay tàggatoo ci proposition yoo xam ne moom ngeen di teg ngir bu ñu ko defee mën a préserver loolu nga xamante ne moom mooy seen suuf jëm ci Guédiawaye. waaw ñun proposition